jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walf TV leeru jamono ginnaaw bi leen nuyoo ba noppi tey ci àjjuma ji li gën a fees ci bopp xibaar yi mu jëm nag ci wàllu vaccin bi di AstraZeneca muy nag docteur Moussa Thior ni moom xelam tey na ci mën nañu koo dakkal ndax réew yu ci bari naam sax ñu yor wàllu pàcc mi dëggal nañ baax na Sénégal ci jamono ji dañoo war a sukkandiku ci mesure barrières yi takk masque yi raxas loxo yi ndéem couvre-feu bi dinañ ko jeexal tey ji ak état d'urgence bi lépp loo xam ne rek mooy ay matuwaay dañ ci sax ndax ñàkk doomu aadama yi ci biir Sénégal dina jël ñaari at jamono ji jéego yi ñuy def kon xeex bi desandi na dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi ñaar fukki at ak benn gannaaw alternance atum 2000 la ñu faloon maître Abdoulaye Wade mu defoon ci kujje gi ñaar fukki at ak benn boobule bis dugg ci taarixu politique gu Sénégal dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatu ak Assane Samb ab taskat xibaar la waaye tamit dal si waat ci jaar-jaar atum 2000 jàpp 2012 ak nguur maître Abdoulaye Wade ci alternance bu njëkk bi tey ji lañ koy fàttaliku ci 19 mars lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi dina sooxe ca diwaanu Sédhiou ndax jàngalekat ya fa nekk ci bànqaasu G7 mer nañu seen naataango ba ñu teg loxo ci manifester yi fi amoon lañ ñi jàngalekat ci école lañ koy xaar waaye kenn du ko tëj ci kaso bi ay ndongaam ñu nga koy xaar den ci ñëw ak Amadou Xal yu jéemee den ci teg bitim réew tàggat yaram ñaareelu pàcc benn ponk lay doon yéene kaay ak Omar Bun Xatab Gueye ci kanam tuuti ñu yaatal xibaar yi. dal leen ak jàmm ci yaatal tey jii lay jeex état d'urgence bi couvre-feu bi docteur Moussa Thior ni kon nañu sukkandikuwaat bu baax ci anam bi nga xam ni moom la ñuy xeexee mbas mi gannaaw vaccin yi jot nañ cee am yi ñëw tey xel bañ koy lam-lamee nguur gi utiwaat yeneen vaccin ndax fii ak jéego yi ñuy def ñaari at ngir askan wi yëpp mën a am ca ñaq yooyee mucc ci doomu jàngoro bi kon nañu takkaat masque yi raxas loxo yi te dox yi tey koom-koom gi bañ a nërmee lu yàgg na koo waxta tey ji la ci gën a sax ñu teewlu docteur Moussa Thior xandong moo tatanay kàddoom 28 avril 2020 maanaam daaw la ñu invité woon ci benn émission boo xam ne da doon wax ci affaire jeexitalu koom-koom bi nga xam ne feebar bii di coronavirus da koy indi ma waxoon ne tëj bi ñu tëj nit ñi kenn du dem kenn du dikk dafay sonal askan bi day tax askan bi gën a ndóol te du am benn jeexital ci feebar donc man yàgg naa ko man dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne couvre-feu yi ak yi yëpp vraiment amul benn njëriñ day sonal nit ñi te boo seetloo bi ñu jëlee couvre-feu yi bon kaay wàññeekul benn yoon tey ji gouvernement bi jël na dogal ne dina ko jeexal ma ciy kontaan trop te xam naa ñi ciy kontaan tam dana bari dana fexe dina tax nit ñi dellu ci seen activité dana tax nit ñi gën a génn ci ndóol bi ba pare nag bon nit ñi réew mi dellu soit ci dal quoi wax dëgg yàlla donc mesure la boo xam ne vraiment man kontaan naa xam nga vaccin yi nag yàlla dafa def ñoom bu ñu leen di defar vraiment dañ ko defar ci gaawantu boo xam ne bon xëy na situation urgence bi nga xam ne àdduna bi dafay toll nit ñi toog kenn mënatul dem kenn mënatul dëkk moo tax mu am përëx boo xam ne génne nañ ci ay vaccin yoo xam ne yii moom du ma ci jaaxal mais boo seetloo démb organisation mondiale de la santé ak agence européenne du médicament ñoom ñëpp wax nañ ne vaccin bi vraiment amul problème te loolu donc mën nañ ko jàpp mais xam nga loolu taxul nit ñi li ñu jàppoon ñu bàyyi ko donc bu ngóor gi mënee fexe daal ba indi yeneen vaccin moo jublu ci vaccin chinois bi ak vaccin russe bi bu dee mën na nekk moom moo gën a dal xelu nit ñi boo ko deful tamit ñu continuer sensibiliser pour que nit ñi continuer jël seen vaccin. ci àjjuma ji xayma nañu fukki téeméer ak fukk ak ñetti cas yu bees la ñu amaat ci wàllu mbas mi ci junni bu ñu jël ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent fukki ak ñeent ñooy contact suivi yi juróom-benn fukki ak juróom-ñeent ñooy transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti doomi aadama jot nañoo wér ba ñibbi nañ seen i kër bu dee nag fanweer ak juróom-benn moo toll ci cas grave yi jamono ci juróom-ñetti doomi aadama ñoo ci faatu ci bëccëgu démb. waxoon nañu ko 19 mars atum 2000 dootuñu ko fàtte alternance doon guléet ci taarixu Sénégal bis boobee lu bari xewoon ci ke nekkoon ci kujje gi ñaar fukki at ak juróom-benn ñëw nekk njiitum réew mu metti Abdoulaye Wade ñu teewlu ci kii di Moussa Sène mu dellu siwaat ba ci atum 2012 na ak nguuram jeexee.
fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru bu mars nekk bés boo xamante ni marqué na histoire politique bu Sénégal ndax dañoo nemmeeku alternance bu njëkk ci histoire démocratique bu Sénégal ci atub 2000 ginnaaw bu waa parti socialiste nekkee ci bopp nguur gi lu toll ci 40 ans ci ab dimanche ngoon ginnaaw bu ñu wëñee xob yi ba pare ci bureau yu pare ci Sénégal yëpp alternance bi nag doon loo xamante ni lu dëggu la ci biir Sénégal ginnaaw bu ñu nemmeeku ni Abdou Diouf dafa daal di nermelu ci kanamu ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade bu ñu demee élection moom nag mu yëkkati téléphone am daal di koy félicité ba wax ko sax naka la ñuy dem pour amalee passation de service ngir Abdoulaye Wade jël pouvoir bi moom nag mu doon amal ab prestation serment lu ëpp fukki njiitu réew ñëw nag ci bés boobu Abdoulaye Wade atam toll ci 74 ans mu yëkkati loxo ndeyjooram daal di waat ci constitution bu Sénégal ne dina ko sàmm te dina taxaw Sénégal ci bëgg-bëggam Sénégal nag daal di taxaw temb dugg ci histoire alternance démocratique bi nga xamante ni dafa daal di jeexal nekki na nguur gi nga xamante ni PS moo ko fi nekk 40 ans ginnaaw indépendance biñ ko amee ci atu ba 1960 événement boobu doon lu marqué Afrique yëpp ndax dañoo nemmeeku ci Afrique ay réew yu bëri ay guerre ethnique la ñuy nemmeeku seen dëkk yooyu wala sax ay crise post électorale ca at boobu Abdoulaye Wade laataa muy dem ci élection boobu moom nag formé woon na ab coalition ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di leader parti bu gauche ku mel ni Moustapha Niasse Abdoulaye Bathily Ahmad Dansokho ak Landing Savané moom njiitu réew moo woon di Abdoulaye Wade moom nag nekk président bu kenn dootul na table ci ab xarañteem ak màggaayam mu daal di dugg ci histoire politique bu Sénégal moom nag ca réalité yu mu waxoon ñu daal di ciy nemmeeku li nga xamante ni def na ko lu mel ni kilo ceeb bi nga xamante ni waxoon na dina ko wàññi mu dem ba juróom benn fukk ci sunuy koppar waane nag mu jànkonteel ak ay jafe-jafe ndax Abdoulaye Wade mbir maa ngi koy bëgg ëppi loxo moom nag am problème équipe bi nga xamante ni mooy mën a saytu li nga xamante ni moo di bëgg-bëggam ci politique waane nag bu ñu tegee ñeenti at ginnaaw bu mu faloo Abdoulaye Wade battre record boo xamante ni ci biir Sénégal kenn baatrewu ko mu formé ci diiru ba ñeenti at lu toll ci fukk gouvernement ak nombre boo xamante ni kenn xamul lim bi ci ay ministre ñu nemmeekuwaat li nga xamante ni moo di réajustement ci biir gouvernement bi buñ ci tegee ay at yu néew ñu ànd ak moom ci coalition boobu nekkoon tam ci PDS ñu bëri daal di jël seen yoonu bopp maanaam génn ci biir parti démocratique sénégalais ci ñooñu sax ñu mën cee lim ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck mu jóge ci bopp gouvernement bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril Ahmad Dansokho ci atub 2000 Moustapha Niasse ak Madior Diouf ci atub 2001 ak ñeneen Abdoulaye Wade ginnaaw bu mu defee fukki at ak ñaar ci bopp réew mi te def ay jéego yu dayoo yu kenn dootul na table moom nag bésam jot na mu jóge fii ginnaaw bu mu demee élection ak ki nga xamante ni moo di actuel président de la république di Macky Sall mu daal di koy gagné ci atub 2012 naka noone la ki fi nekkoon jiiti réew di Abdoulaye Wade ñàkkee réew mi ginnaaw bi mu amalee woy bu dul fay. ñaar fukki at ak benn 19 mars atum 2000 bindu na ci taarixu histoire Sénégal te dootul fay Assane Samba ni boobaak tey ñu def fi seen i jéego ba seen nguur jeex parti boobee tey daanaka selaw bi moo fa ëpp doole dañoo war a yeesalaat jox ñu ko mën a doxal ñu teewlu ko Assane Samba jokkoo ak suñu nattaango Aïcha Diakhaté ñu may wax élément boobu beggandeegul kon Assane Samba jot beggandi teewlu nañ ko ci Walf FM 99.0 ay jàngalekat lañu ca diwaanu Sédhiou bokk ci bànqaas bi di G7 mer nañu ni li ko waral seen benn naataango Lamine Badji la ñu tegoon loxo ci coow yi amoon ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr boobu ba tey nag mu nga ci kaso bi ñu ni jàngalekat fa ñu koy xaaree ci kanami ndongoom ndax ñu nga koy xaar bu ñu ko deful mën nañoo bank seen loxo ca diwaan ba kenn ca ñoom Bernard Diémé la ak suñu naataango Amadou Khalil Diémé ñu may wax ni élément boobee te beggandeegul ci wàllu démission tekki ndombal tànkam wala sax tekki seen ndombay tànk bokkee ci parti bu kii Ousmane Baldé Alassane Baldé moom ñi nga xam ni ñooy nag bokkee ci parti boobu di UCG dañ leen seen ndomb tekki ko delloo ko ki nga xam ne mooy Baldé mu joxoon leen ko nekkee ci département bu Vélingara li ko waral dañ ni bëggatuñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci nguur gi te moom tëna ca kon nag ñoom abal nañu ko kenn ca ñoom docteur Ousmane Diaw la ñu teewlu ko ak kii di Serigne Gueye. Professeur Ousmane Diaw ak ñi ma àndal au niveau département de Vélingara ñi ngi démissionné ci coordination départementale bi
ci coordination régionale de la majorité présidentielle au niveau de la région de Kolda. waaw lu tax ñu démissionné wax naa la ko bon daanaka ni UCS pour la forme la nekk ci pouvoir bi ci coalition bi ku nekk xam na Abdoulaye Baldé en tant qu'homme d'État mais depuis la réélection du président Macky Sall vous voyez ce qui se passe alors on ne comprend pas mais comme moom ba léegi mënul jël décision officielle donc man en tant que responsable à la base département de Vélingara dama jël te décision di démissionner ci UCS ak ñi ma àndal samay collaborateurs ñu nekk fii au niveau national au niveau de la diaspora waxtaan nañ te jël nañ décision aujourd'hui quitter UCS parce que tout simplement suñu leader Abdoulaye Baldé parewul pour jóge ci majorité bi. kooku ju doon teew di docteur Ousmane Diawo jógee parti bu Abdoulaye Baldé UCS ak ñu mu àndal ca département bu Vélingara ni ci nguur gi la ñu bëggatula soobu ñu wax ci ñi ay à la retraite lañ di ñaawlu jafe-jafe yi IPRES di jànkonteel te koppar yu bari ne fa ñoom ñi war a fayeeku gën faa néewle lañ leen di jox mel ni sarax ñu jàpp ne ab audit ñu càmbar ko war na faa am kenn ci ñoom Birahim Fall ak Théodore Semedo mi taatan ay kàddoom Birahim Fall la ñuy teewlu mu bokk ci à la retraité yi ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ca IPRES ni nag payoor ya néew na koppar yu bari nga fay dugg kilifa yaa koy séddoo baleen ab audit lañ fay sàkku Birahim Fall ñu may wax ni begg ndeegul kon dinañ ci ñëwaat balaa xibaar yee jeex ca baax ñi ay jigéen lañu ñu nga fay jëf lu keccax géej ji yéet jëfandikoo lépp lu jóge ci géej ga ca diwaan ba ñu nekk di xel comme tumuranke nañu fa ay financement fekku leen fa jawatina jamonoy mbas mi léeg-léeg sax ñu bëgg leen faa jëlee seen njàqare feeñ na ci reportage yu Nazib Sagna. jigéen ñi nekk fii fu ñu wax Xelkom si Bargny ñoom nag dañu daje pour mën a waxtaan seen biir xool seen avenir liggéey bi pour jigéen yooyu nag ñoo xam ne ni ñoom dañu nekk ay junne jigéen di liggéey fii si Xelkom li ñuy wax moo di seen situation dafa mel ni dafa gën a garaaw ñu déglu leen. xeex bi moom ba tey ñu ngi si nañ se ne woon démb barke démb tey lañ si gën a nekk ndax ku nekk xam na ne environnement Bargny fi mu nekk nii dafa saturé ndax buñ ne la Sococim mu ngi polluer ñu ne centrale à charbon mu ngi polluer ñu ne xëy ab port minéralier et vraquier mu ngi fi ñu bëggaat xëy encore def ab zone économique spéciale foofu itam ñuy demander au chef de l'État na geesu waa Bargny xam ne nit tam doo ko topp ba mu sës fi mu nekk Bargny dara desu fi lii fi des rek muy lu nga xamante ne nit mën na si noowi mu xëy na da koy def ab zone économique spéciale ba xam ne bu ëllëgee tosaali mu ngi waaj pour ñëw fi yooyu yëpp daal na ko revoir ndax ñun itam lépp loo nga xamante ne mooy taxawaayu jigéen mbaa taxawaayu waa Bargny rek ñu incha allah ñu ngi si. présidente des femmes transformatrices de poisson moom xam lu mu wax moo di il faut autorités yi abandonner projet yëpp ñuy am fii si Xelkom ndaxte Xelkom fa la ñu bëri di dund ay téeméer ay junne jigéen ñoo fi xëy bés bu nekk ñu déglu Fatou Samb. Bargny moom bu doon loolu rek coow dootu amati bu ñu amoon ñoom fu ñu yóbbu xam ne ñun dañuy noppalu ñoom ñu noppalu ko loolu kenn doo xaatu ko parce que tamit bañu ñu benn projet de l'État ñu ko jëlee amul faneen Bargny dafa jeex lii moo des si Bargny lii moo fi des leneen amatu fi te ñoom ñi nga xamante ne ñoo gérer territoire bi xam nañ ne Bargny amatul fi ñu yóbbu les femmes transformatrices loolu moo tax tam jigéen ñi gar si seen paquet ne ku leen laa yóbbu si ndóol yóbbu leen si pauvreté it ñoom lu ñu sa mën a taxaw di ñu ko taxaw. jigéen Xelkom nag dañ ànd ak lu ñu wax ak ñuy wax lumière synergie pour le développement pour mën a gën a xeex mbir mi loolu moo tax nag lumière synergie pour le développement laaj ñu gën a dimbali jigéen ñi ñu mën a am accès ci financement yu banques yi di joxe fii ci Sénégal. femmes yi dañuy bëgg am financement mais dañuy am problème mu accès seen paanu keccax boobu nga leen di gis ñuy tiim day fay école day fay courant day fay ndox day jënd kër day jënd lal day jënd armoire day faj ku feebar day def lépp donc il faut que nga dimbali kooku noonu ki nekk ci entrepreneur bu ndaw boobu pour mu dem ci kaw mais boo fekkee koo xamante ne dem na ba au top niveau nga koy jox financement elle n'a pas besoin de ça alors que ñii dañu soxla loolu pour dem ci kaw donc ñoo ngi demander encore la banque mu jéem a dimbali jigéen ñi ñu accéder ci financement yooyu noonu mooy financement AFAWAY. pour ñu gën a am autonomie mën a liggéeyal seen bopp sans ñu mën a soxla keneen li lumière synergie pour le développement ànd na ak jigéen ñi jàppale leen 4 millions pour xam ne ni dañu koy dugal ci seen liggéey bi te duñu mën a am ay jafe-jafe fii ci Rufisque nañu sañaxi télévision Walfadjri.
Najib Sagna directeur général au CICES ñëw na fii ci groupe Walfadjri yi di rafetlu liggéey bi waaye tamit fas yéene am ay partenariat jokkalante ba mën a fesalaat CICES ak liggéey bi nga xam ne am nañu ko te nee na soobu na ci groupe de presse yëpp moom kii di Salihou Keita ñu teewlu ko ak Théodo Semedo fii la ñu ñëw tey seet si Cheikh Niass ak ay collaborateur am di leen remercier d'abord si nit ñu dalale kontaan nañu di wax ni waxtaan bi nga xam ne ni tey waxtaane nañ ko mooy mission bi nga xam ne ni président de la République Macky Sall dénk na ma ko. ñu jàpp ni tey ak orientation yu bees yi nga xam ne ni tey président jox na ma ko pour ma doxalee ko biir CICES dafa laaj mu am communication. ñun kat bu fekkee communication du suñu liggéey da nga koy jox ñi ko yellool looloo tax tey ñu ñëw. waxtaan ak groupe Walfadjri bi nga xam ne ni am na 37 ans te kenn du ko présenté biir Sénégal. ak la ñu mën a lonkaloo ñu ànd ba nga xam ne liggéey bi ñu président de la République dénk ñu def ko ci anam yu baax ba askanu Sénégal gis ci seen bopp ba nga xam ne dinañ mën a def lu tubaab di wax expansion économique du Sénégal ci fànn yëpp. moo tax mu ne dinañu continuer waxtaan bi dem ci collaboration bi nga xam ne tey CICES dina ci gis boppam Walfadjri dina ci gis boppam te loolu la askan bi soxla. dafa laaj ñu diversifier suñuy activité ba nga xam ne ni sénégalais yi dootuñ ñu wooyee foire parce que foire activité la ñun CICES la ñu tudd donc dina am ay foire dinañu am ay salon ko def te amuñu dispositif de communication loolu moo tax ma jàpp ni tey ñun CICES soxla nañu groupe Walfadjri dans le cadre lu ñuy wax RSE parce que tey le CICES patrimoine la bi nga xam ne tey en 1974 ba président Léopold Sédar Senghor créé c'était une très belle vision mais tey ñun ak sunu génération amuñu pour trahir cette vision. Macky Sall ñun kat bu fekkee ay ndawu président Macky Sall lañ war nañu siggil président Macky Sall ba nga xam ne ne vision bi nga xam ne président Léopold Sédar Senghor amoon na ko ñu gën ko dooleel ba ci bitim réew ñu mën a foo mënta dem ci réew mi ñu gis ay produits sénégalais. ñu wax ci ki nga xam ni kilifa diine la Serigne Gora Seye mi doon amal ab bëccëg di ci waxtaan dellu siwaat ci juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yu Allah ni nag sénégalais yi jamono ji ak fi réew mi tollu fitna yi fi am ba ay doomi aadama ñàkk seen bakkan nañu delloowaat lépp ci yàlla bu ku ne awee ci yoon rek réew mi mën naa am jàmm Théodo Semedo moo yendu woon ca bëccëg ba indaaleel ñu ko. Mbuur amaloon na fukkeel juróomeel édition bi nga xam ne dañuy sargal turu yàlla Serigne Gora Seye moom mi nga xam ne nag moo initié cérémonie boobu ñëw na ci solom ak thème bu ñu tànn ci at bii. nga xam ni man ñemewuma di dund ci kaw suuf te duma ko màggal. dañuy jël lu tolloog ñeenti tur yoo xam ni moom la ñuy jagleel bis bi ñett sax lañ daan jël. waaye ren ñeenti tur yi ni jël diggante ñaareel bi dafa am tur yoo xam ne ci alxuraan ci turu yàlla yi lu mel ni zahir ak baatin lu mel ni qaabit ak baasit lu mel ni muiz ak muzil dafay tur yoo xam ni dañoo peeroo dañoo ànd boo jëlee benn bi jëloo waxoo beneen bi dafa am luy manqué. fitna bi am ci réew bi waaye tamit waxante kàddu yu ñagas yi ak jafe-jafe yu tar ci wàllu koom-koom bi ak coow bi nga xam ne moo am ci dëkk bi ba yenn nit yi daal di si jot a ñàkk seen bakkeen Serigne Gora Seye ñëwaat na ci di gindi askan bi daal di xoolaat seen doxalin daal di dellu si yàlla ngir koom-koom mën a naat si biir sunu biir réew. su fekkee ni nit ki jaamuwul yàlla wala gëmuñu yàlla topp ko yàlla dafay ibbi kon fataaxu dina ibbi tam buntu balaa nii mu ibbee tey corona ibbi ko ay feebar ibbi ñu ñun fii ci Sénégal ci musiba bi nga xam ni gis ngeen ko ay xale yu bari dee deret tuuru loolu lu ñu war a jàngat la ndax alxuraan dafa wax ni falamma nasu ma zukiru bihi fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay
lan la sunu borom def wàcce benn feebar coronavirus bu ndaw virus boobu bi mu ñëwee vol yi daan dem avion yëpp a ngi ci suuf kon économie bi ak seen mbégte gi nga amoon wàcc na. bàyyi leen xel yàlla te bàyyi xel yàlla di ko teewlu bu baax di ko fëglu. sunu réew mi toll ci utum pouvoir ak bëgg alal ak bëgg àdduna kii agressé na ko wóor ni wala muy sàcc lu yàlla namm ni du ko am. ndaje boobu jeexal nañ ko ak ay ñaan ngir jàmm daal di sax ci sunu biir réew. muy à la retraité yi wàccoon nañu dajee teg taskatu xibaar yi di ñaawlu jafe-jafe ñi jànkoonteel ci seen payoor mu néew lool tey presse koppar yu bari la ñu fay dajale ñu jàpp ni kilifa yaa koy jël bàyyi leen ab audit la ñu bëgg ñu def ko fa bu boobaa ñu xam dërëm ak tànk fu muy mujj ndax ñoom sonn nañ ba yegg ci lool Birahim Fall kenn la ca ñoom jot cee seq laaj ak tontu ak Théodore Semedo. Le cadre unitaire avait demandé woon na quand même pour ñu def un audit interne un audit boo xamante ne bii dans la règle de l'art très sérieux quand même de toute la situation quand même de la presse parce que révision totale la ñu war a def foofu parce que ça ne va pas du tout li nga xam ne moom moo am te wér ci xam ne moom la ñëpp di jooy actuellement au niveau quand même du centre social les gens il y a plus de médicaments les gens ne travaillent plus ils reçoivent mal quand même les retraités te kooku vraiment nekk na loo xam ne lu ñuy déplorer la état bi joxaguñu dara ci Covid bi dara donc maintenant moom la mu waroon def tey Macky Sall mu recevoir quand même le cadre unitaire ñu wax ak moom mu génne au moins loo xamante mën na ko jàppale quand même retraité yi 2 mois par 2 mois la doon fayee ko léegi ñu dem presque dem ba ne par un mois lay fayee ko mais la mu def looloo gën a néew sax looloo gën a bon parce que d'abord amul benn mesure d'accompagnement dara ku doon fayee ko 100 000 francs 50 000 francs ngay am ku doon fay 50 000 francs 25 000 francs ngay am ku doon fay 500 000 250 000 francs ça pose d'énormes problèmes aux retraités chef d'état bi nag li nga xam ne defoon na ko ci retraités yi doyul na dimbali retraités yi fay leen ba nga xamante ne bii ñoom au moins danañ ko yëg seen bopp. Sadio Mbengue comédien ci groupe Walfadjri topp na kii di Maître El Hadji Diouf ni dafa jël loo xam ni liggéeyoon na ko ba noppi ci mbirum Adji Sarr ba def ko ci ab sitam ñëpp di ko gis moom la copier tey rek kon loolee ñuy wax plagiat la te loolee xam-xamam la kon da koy yóbbu fa mbaxana doonee benn te ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi mu ngi leen di sàkku ñu jàppale ko daje na tey ak taskatu xibaar yi ñu teewlu Sadio Mbengue ak Alxeyri Aydara. àddina boo ci nekkee ba dugg ci métier jàmbur day laaj nag ñu ne la arrête frein parce que am na loo xam ni ñun ñoo ko moom te itam dafa am ay leneen loo xam ni nit ñi dañ koy faral di wax sax parce que depuis que mu tourné série boobu nga xam ni moom la def muy épisode boobu jàll mu ànd ceeg ndaw soosu ñuy wax Adji Sarr dañ ma interpellé fu ne ci àddina bi partout dans le monde lañ ma interpellé ne ma mais ça kii sa idée la jël d'abord loolu rek doyoon ma pour ma ñëw leeral parce que je pense que ni vidéo bi gis ngeen ko Adji Sarr a ngi nii moom la mooy sama Adji Sarr man mi nga xamante ni bii moom laa doon tourneel je pense que ni ñëpp xam nañ ko mi ngi nii tudd Kia Ndong réew mi nag dafa nekk réew moo xam ni mënoo jël yëfu jàmbur rek daa dee dem noonu fii damay woote appel tous les avocats du Sénégal bu fekkante ni maître El Hadji Diouf lii mën naa ko ci attaquer au procès ñoom ñu ñëw dimbali ma parce que terme juridique yi mu xaw ma ko di lancer appel les avocats artistiques ñi nga xam ni xam nañ lu jëm ci ay droits voisins droit kii parce que de maître El Hadji Diouf wax dëgg fa yàlla li mu jël muy sama xalaat dem jëloo ko Adji Sarr bu dee bu ma ko yóbboo ci yoon mën naa cee am dara ñu teel maa wax bu dee bu ma ko yóbboo ci yoon mënuma ci am dara ñu teel maa wax parce que ci loolu mooy tax ma définir sama plainte kon lancé naa appel tous les avocats di waxaat encore une fois que ni ndàmpaay tamit war nañ ko jox Adji Sarr mi mais bu fekkee ne bi ñun dañu anticiper li nga xamante ni bii mooy mbir moom ba noppi les acteurs principaux
yi nga xam ni moom la mbir mi concerné ñoom aussi tamit ñu def la même chose là day nekk li ñuy tuddee ci tubaab plagiat wala déedéet. en tout cas ñi ngi lancé appel fii defe naa ni avocat yi nga xam ne xam nañ lu jëm ci droit